ndajem politique mu am solo fële ca ñàgg kër Babacar Seck di responsable politique ki nga xamante ni moom mooy Issa Sall di coordinateur u APR nekk fii ci commune Tivaouane Peulh ñàgg amal liggéey bu am solo ngir dajalewaat njaboot ak APR gi nekk ci commune Tivaouane Peulh ñàgg loolu moo waral Issa Sall tàllal loxo Babacar Seck ngir mu ñëw ñu ànd liggéey ngir jëmale parti bi kanam ci kàddu commissaire Kayta mi teewe woon boobu la ndaje ak leader yu bari yu nekk fii ci commune Tivaouane Peulh bokk ci APR ñu gën si ràññee ki nga xamante ni mooy Bassirou Ka teewe woon nañu boobu la ndaje duñu def lu dul taataan kàdduy commissaire Kayta. waaw ay jàngat lañ ci jëlee yi nga xam ni dafa am importance trop parce que moment bu mel nii dafa tombé ak ñu toll ci au sein de l'APR ñu soxla créer ay situation de mobilisation yu particulière. Nous avons eu une situation la semaine dernière ou le week-end dernier daje nañu Diamniadio pour inaugurer siège u APR Diamniadio tey su ñu amee moment bu particulier ici surtout mu am prétexte bu profond bi nga xam ni soo ci jógee da nga ci jëlee ay leçons par rapport ak li nga doon def. Nous étions en train de nous préparer à faire une tournée dans les différentes communes pour yëkkatiwaat nit ñi parce que nit ñi ñu ngi ci biir quartier yi et la preuve de cela mooy ñi fi daje ñii ñëpp. Sur un coup de fil, on a pu rassembler ce monde-là dans une maison sans vraiment aller chercher très loin. Ça veut dire que li nga xam ni moom la ñuy dox mën na sotti su fekkee ni gën nañu farlu gën nañu taxaw. On a aussi trouvé en place ay responsables yi nga xam ni xam na li ñuy def xam na li ngay wax li ñuy wax. On a trouvé des femmes de parti, des militants de parti, des anciens qui ont su porter les discours qu'il faut pour que suñu jógee fii ñu mën a tàllalaat suñu yoon ubbi suñu yoon. Pour que parti bi gën a taxaw parce que le Sénégal a besoin de ça. kii di Issa Sall di coordinateur u APR fii ci commune Tivaouane Peulh ñàgg yëkkati ay kàddu yi cant ak gërëm jagleel ko képp koo xamante ni teewoon nga ci boobu leen ndaje muy tàllal loxo kii nga xamante ni mooy Babacar Seck di responsable politique nekkoon fii nga xamante ni mooy APR ginnaaw ba mu taxawalee ab mouvement ab mouvement liggéey bu am solo ci wàllu politique tey moo waral Issa Sall sol ay dàllam dem seeti ko ak ay nitam ngir waxtaan ak moom mu ñëw ñu ànd liggéey ngir élection locale yi ñu dëgmal APR. waaw comme information bi ñuy joxe rek ci parti yi nga xamante ni yëpp peut-être dañuy soog a jóge ci pouvoir tollaat ci jamono yi dajaloowaat comme li ñuy wax rek. kër moom daanaka bu tasee day toll jamono yoo xam ne foog ñu dajalewaat et que ci jamono dajalewaat njaboot gi ci la ñu toll donc loolu moom moo waraloon tey ñu seet si woon suñu frère Babacar boo doon ci waxtaan ak moom foofu lañ toll actuellement ci parti bi. et que ñu àndoon ci aussi ak waa commune bi yëpp àndoon ci aussi ak suñu ñoom yaay Biége Sall ak ñoom El Hadj Bassirou Ka di wax ne APR toujours mu ngi des ci xol yi ba tey jël nag dajul suuf. waaye li am solo rek mooy képp koo xam ne dégg nga woote bi ñu ngi lay ñaan nga yegsi ci incha allahu rabbi képp koo xamee te it jotu ko dinañ def suñu kéem kattan ba fekk ko fa mu nekk jox ko ci woote bi incha allah. waaw yàlla daal dogal ñu def fukki at ak ñaar yooyu ñu def ci nguur gi liñ fi def yëpp ñëpp gis nañ ko ñu tolloon nag fu mbir yi jeexee woon am ñeneen ñu wuutu woon. ñu toogoon doon leen may distance tuuti rek doon xool fan lañ mëne mais biñ demee ba gis na ñoom dañoo tële il a fallu à ce que tamit ñu jógaat waxaat population bi nag ne leen ñiñ fi bàyyi kat nag wax dëgg yàlla diñ leen fi bàyyal ba léegi teguñu ci dara kon jot na njaboot gi dajawaat xool nan la ñuy def ngir yeggali liggéey bi ndax président Macky Sall yoonu yokkute la woote woon yoonu yokkute nag du jeex yoon la wuy dem rek ba keroog muy mët donc stand bàyyoon nañ en 2022 donc ñaan nañ yàlla les prochaines élections incha allah après jëlaat pouvoir bi et que ñu continuer yoonu yokkute boobu et que le Sénégal incha allah nekk un pays émergent wax dëgg yàlla ba faw waaw APR ñëpp xam nañ ne bon mu ngi woon ak coalition ak PDS ñu tuddee woon ko takku wàllu li ko waraloon nag mooy peut-être kilifa yi gisoon nañ ne réew bi mu ngi doon sooxe ñu ne nañ leen boole loxo yi ñu takku wàllu ji waa réew mi donc loolu moo waraloon takku wàllu et que ba léegi ñu ngi ci takku boobu ngir wàllu réew mi
et que tollaat dañ feneen aussi andiwaat beneen coalition bu ñuy wax FDR juste pour défendre les droits républicains mu nekk tamit coalition boo xam ne regroupé na 71 partis et mouvements au niveau national donc ñu ngi toll ci loolu am na tamit yeneen waxtaan yoo xam ne ñu ngi am et que xam naa ne bu sottee incha allah ñëpp dinañ ci jot ñu ngi jëm nag ci enjeu élection locale réew mi toll na foo xam ne wala dëkk yi toll na foo xam ne parti yëpp benn mënu ci dem bàyyi moromam mais il va falloir à ce que ñu joxante ay loxo def ay alliance ay coalition juste pour dem ci élection locale yi mais xoolaat nañ la ñuy conquérir taat réew mi incha allah. Babacar Seck mbégte ak kontaante la am ci bilem ndaje ginnaaw bi nga xamee ni képp kuy responsable politique bokk ci APR nekk ci communauté Awon Peul Niague teewoon nga ci boobu la ndaje mu yëkkati ay kàddu di sant di gërëm ki nga xamante ni moom mooy Issa Sall di coordinateur u APR nekk fii ci communauté Awon Peul Niague di dalal xelam ci ànd bii nga xamante ni moom la ñu bëgg a ànd ngir jëm ci élection locale yi muy mbégte ak kontante ci waa APR ginnaaw dalal bu leen Babacar Seck dalal du ñu def lu dul taataan kàdduy Babacar Seck. waaw fi may tàmbalee rek mooy pour que ñuy wax retrouvailles réeroo musul am ci sama diggante man ak moom parce que Issa wax na ko léegi c'est un frère bu ma considéré comme un grand frère di ko doxee di ko waxe ma nekk magam di ko considéré comme un petit frère ñu yàgg ko doxe di ko waxe bi yàlla dogalee ñu créé sunu mouvement politique itam peut-être divergence su idée la rek ñu xaw a ku nekk xaw a jël gis-gisu sa gis-gisu bopp mais terewul n'empêche ko mi ngi nii man ak moom du ñu toog peut-être 15 jours te du ñu jokkoo man ak moom di waxtaan ci ay wàllu stratégie sama dara ump ko daraam itam ump ko comme yàlla dafa dogal nag wax dëgg yàlla yonte bi moom mu nekk ci un parti politique bu toll ne APR am ay échéances yu nekk ci suñu kanam il est de son devoir de sa responsabilité mu ànd ak ñi mu war a àndal bokk ci biir parti bi ànd ak maire Bigui ànd ak maire Khayta Sarr ànd ak Bara Gueye ànd ak aussi le commissaire Keita sunu xarit Basirou Ka ak ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo ngànk APR ba APR dina APR ñoom ñoo ko jëmmal fii doxi ji wax ak nit ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal dañu nekkoon ci biir parti bi mais terewul peut-être ñu gelé woon seen activité wala itam peut-être ñu amoon beneen gis-gis am beneen yoon ñu woote ji leen tàllal ji leen loxo pour que ñu dellu si waat ci li ñoom dañuy tuddee suñu famille naturelle. comme ni ma koy waxee nag APR yàlla dafa dogal mën naa ne jaar naa ci parti yu nekk mais dama jàpp ne ni ma APR marqué sur le plan professionnel sur le plan administratif beneen parti politique marqué wu ma ko donc bu yàlla dogalee itam ñu am ñu ñuy seeti ci jàpp naa ne man bokk naa ci ñi war a tax ñu ñëw seet si ma wala ku ko dégg itam doone lan moo tax ñuy seeti ci Babacar ci ay jamono wax dëgg yàlla boo gisee jataay bii tey mu yomb mooy bañ ca nekkee musuñ ci tricher musuñ ci wax lu ñaaw musuñ ci def lu ñaaw sunu yaay yi seede nañ ko ñoom itam ñu nekk ñu baax ñu séq ko niñ ko war a séqee yàqul ci relation yi dara au contraire dafa gënoon defar relation yi une famille lañ woon noonu lañ mës a nekk ku ci xew la jàmm wala muy naqar yàlla na yeex ku nekk bàyyi ay téem ñëw fekk si la donc loolu itam bu amee dañ ko koy sante moom mii di ko gërëmet ndax yaakaar naa moom mooy maître d'œuvre bi moom moo ko waxtaane ñi ma ko war a waxtaane ñun tam ñu waxtaane ko ñu ko war a waxtaane ba yàlla dogal jataay bu mel nii am mën naa ne une délégation départementale ñëw seet si ñu ma koy xamal tam li mu wax dégg nañ ko te mën naa ne mosuñu sori APR ndax buñ ne la da nga jógee APR nga créé mouvement politique boo xam ne ni nga ko tudde mooy convergence républicaine pour l'émergence jàpp naa ne loolu peut-être mën naa ne sa benn tànk mi ngi biir APR sa benn tànk mi ngi ci biti ma koy sant bu baax di ko gërëm ndax yombul jamono bi képp koo xam ne peut-être da nga am un esprit limité ci wàllu politique yaa ngi naan responsabilité yi fi nekk bu keneen ñëw naa fi toog ndax ma mën ko jël ma mën ko jariñoo moom kese mais ku am esprit bi mu am xalaat ne ëllëg liy yaatal mooy au-delà de sa personne au-delà du parti au-delà de la commune au-delà du département taxawaay bu mel nii mu taxaw moom moo ko war donc wax dëgg yàlla jonte bi sant nañ ko loolu gërëm nañ ko li ma metti rek mooy mënuma ko jox tey tontu bu exact mais moom xam na man xam naa am na ci ñoo xam ne peut-être jataay bi tey ak ni mu xate ñëwuñu te dañoo war a yëg war ñu yëge ci mbedd danañ ci waxtaan ak ñoom incha allahu rabbi yaakaar naa dans les plus brefs délais incha allahu rabbi tontu de dana parvenir ñi ko war a yëg yëpp danañ ko yëg incha allahu rabbi bu boobaa yàlla defal ñu jàmm ci diggante bi incha allah. waaw c'est tout à fait normal xam nga Birane parti politique bu toll ne APR toll am ko ci envergure liggéey ko ci li nga xamante ne pratiquement mooy ci biir département de Rufisque ci biir Sénégal jàpp naa ne parti yëpp am nañ droit wu dem conquête pouvoir
mais dama ne benn parti gënu ko cee yey pour mu dem ci conquête au pouvoir yeneen parti yëpp sañ nañ ko mais ñoom itam dama ne kenn gënu leen am sañ-sañ bi ndax ñoom ñoo ko yoroon ñàkk ko peut-être entre temps permettre na leen peut-être ñu juger li nga xamante ne peut-être moom moo tax ñu ñàkk ko permettre na leen itam ñu xool li fi nekk ban orientation la jëm permettre na leen aussi yaakaar naa ñu peaufiner beneen stratégie boo xam ne du bokk ak bi fi nekkoon beneen stratégie nouvelle ànd ko ay jeunes ak ñi yaakaar ne bu ñu ñëwee danañ def beneen impulsion nouvelle pour ñu mën a dem ci ay impulsion yu bees ci suñu kanam. waaw xam nga li may jëkk a leeral rek mooy bu ñu mbéccee mi ñu sàmba te walisagul comme ni ñu koy waxee dañu nekk ci ay waxtaan waa APR yàlla dogal na ñëw nañ ci délégation bu sedd sama xol waxtaan ak ñun pour tàllal ñu loxo ñu dellu si waat APR jàpp naa ne ñi fi ñëw tey ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekke jotaay bi am na ci ñoo xamante ne fekke wuñu te am nañ droit wu fekke danañ leen defal compte rendu di waxtaan ak ñoom bu ñuy jëlandoo décision bu collégiale lay nekk bu boobaa itam dañ koy officialiser incha allah beneen bi itam mooy jàpp naa ne dund rek doy na risque dund rek nekk une personne simple te dund rek doy na risque parce que lu nekk mën na la dal ci ay xew-xewu bànneex ci ay xew-xewu naqar politique nag dama faral di wax ne képp ku ci amul fit baye boo nga bàyyi bañ a risqué wu ci politique ndax mën nga peaufiner dara yaakaar ko ci mbir dem fa doo ko fekk comme mën nga ñàkkal fayda benn bërëb itam nga ñàkkal ko fayda wan ko ginnaaw loo yaakaarul woon ci lu rafet am fa donc mais nag boo wóoloo sa bopp wóolu événement yi nga xamante ne moom nga jëm da ngay wóolu itam ñi nga xam ne yàlla moom nga dogal ngeen bokk dëkk mais xëy tam mi ngi nii dëkk ba Tivaouane Peulh nu mu titi dëkk ñu xaw a sore yow sama yaay béegi mi ngi dëkk ba Tivaouane Peulh Basir ko mi ngi dëkk Tivaouane Peulh te terewul au delà des relations politiques ñu ngi am jàmm di demlante di dikkalante xew-xewu bànneex xew-xewu naqar kon Issa di sama rak lépp loo xam ne day xew ci këram bu maa fay jiitu maa fay mujj kon kooku boo yàlla dogalee comme par exemple mu am ci lu mu nekk woo ma ni ma grand kat wax dëgg yàlla yonte bu ma sañoon nga waxtaan ñi nga àndal ñëw mënuma ci ñaaw njort te nii ma ko waxtaanee noonu laa ko waxtaanee ñeneen itam danaa leen ñaan itam incha allah ginnaaw bu ñu ci waxtaanee ku ci nekk mu am ci njort lu rafet incha allah rabbi ñu ànd ci dem ci donte nag risque moom musul jóg ci politique te incha allah rabbi du ci jóg waaye nag am na ay mbindeef yoo xam ne dañuy dalal xel am na ay personnalité yoo xam ne dañuy dalal xel te ñuy taxaw fii ci la ñu bokk waaw xam nga mbira yàlla dafa dogal bi may def déclaration boobu noonu ñi fi taxaw ñi yëpp jàpp ma ne yéen ñi yore caméra yi kenn wuute woon nañ ko la communication était claire dama waxoon rek ne par rapport ak législative yi dama yéene commune Tivaouane Peulh ñàgg mu bañ a manqué rendez-vous am député boobu itam comme ni ngeen koy waxee risque la woon ñu jël risque sunu yaay Biége Sall mii candidate la woon ci élection yi ñu waxtaan ak moom donte métti woon na mais saaga nañu ba pare après nag baalaat ju moom itam ñu koy dellu di ko balu àq bu baax waaye nag parfois politique lecture la ak peut-être ay prévision la ñu xam ne loolu la ñu prévoir oon yàlla moo dogal loolu mooy li am peut-être nag danañ amaat beneen jotaayu peut-être mën a évaluer choix boobu noonu ñu defoon ndax porté bi ñu ko yaakaaroon am na wala amul loolu dama leen di ñaan ñu joxante war rendez-vous ci kanam mais ca la ma waxoon dama ne woon mouvement politique laa yor ñi ngi may seet si pour waxtaan ci wàllu nu mu teetee élection législative yi jëloon naa ci soit jàpp ci li nga xamante ne moom mooy Pastef te ba ma koy def itam nëbbuma ko def naa ci samay moyens logistiques samay moyens matériels samay moyens financiers dem ci campagne ba yàlla dogal ñu gagné loolu laa war la woon ak ñoom boobaak léegi itam sonaluma ci kenn ci peut-être benn privilège wala benn cër maa ngi ci sama coin di seetaan parce que loolu laa yéene woon donc bilan wu loolu itam comme ni ma ko waxee léegi danañ ci amaat jataay ñu waxtaan ci delluwaat naa itam ci samay activité sa mbir mouvement politique di ci dox di ci wax yaakaar naa ne ku ci nekk ci yéen daje nañ ci programme ci biir dëkk bi fu dul benn du ñaar à des lieux vraiment divers ñu fekkante fa taxaw def activité politique ba mu jeexee itam ñu delluwaat tey Issa moom moo ñu seet si incha allahu rabbi ànd ko li nga xamante ne moom mooy APR danañ toogaat ñu waxtaan incha allahu rabbi essayer indi tontu ci li nga xamante ne moom mooy tàllal loxo bi mu ñuy tàllal loxo incha allahu rabbi